yi dañoo bokk benn langue muy làmb ci làmb jooju nag mu am benn daje boo xam ni am na muy Siteu ak Papa Sow ndaje boo xam ni dafa war a am incha allahu rabbi di ñaan yàlla mottali le 5 décembre incha allah ci laa saisir seen président muy buur géwal coow li bari na ci làmb xëy na sax dañuy ne làmb coow la baaxee mais defe naa lu ne war nañ ko mën a waxtaanee parce que waxtaan bi moo ñuy permettre que chaque partie xam fi sa droit commencé ak fa mu yem ku nekkit war nga xam sa devoir fi mu commencé ak fa nga ko war a mën a yamale ma waxtaanee ak moom mu ni ma président xalaat la ñu invité ñaari groupement yi reporters yi ak techniciens yi bu ñu toogee ñu échanger ba bu ñu génne ci ndaje mi bu soobee yàlla danañu xam nan la ñuy àndee ci làmb ji ñan la ñuy accrédité ak ku nekk jox sa morom cër ba lii nga xam ne sumb nañ ko ñu ñaan yàlla mottali ko loolu mooy objectifu ndaje. Un très grand merci. li tax loolu mooy yàgg nañu échanger ci lu mel nii naam saa bu amee bés dina ma ni buur kat lan nga jàpp ni que mooy xalaat pour presse en ligne bi presse en ligne bi nag dañu dem ba toll foo xam ni ci mi réew génn ñu ci mbir mi du mën a nekk wala it bu nekkee du yomb kon donc bu ñuy gërëm moom la ñu war a gërëm bi ñu waxtaanee def ay échange ñaari groupement la ñu benn bi mooy le groupement des reporters de lutte en ligne tey ñaari membres yi représenté fii ci président bi di Pël ak ki nga xam mooy Modou Farel yeneen membres yaa ngi ñuy toog ñoom Farel ñoom Mamadou Diouf beneen groupement bi di le groupement des reporters et techniciens de la presse en ligne ki leen fi teewal tey di Awa Sow ak ki nga xam ne moom mooy Idali li tax ñu boole leen ñoom ñëpp teew mooy ñii pratiquement làmb la ñuy def à 100% ñii li ci ëpp ñoom people la ñuy def ak yeneen événement mais nag dafa am ay bés yoo xam ne c'est des grands jours mooy lu ci mel ni làmb Siteu Papa Sow tey toute la presse la concernée ñu ne kon bu boobaa naka la ñu mën a liggéeyee pour ñun les ayants droit mooy ñi nga xam ñooy dem làmb samedi dimanche lundi mercredi dem ñooñu naka la ñuy def ba privilégié leen ndax seen bés la mais ñeneen ñi kat bés la bu ñuy contribuer ci open press yeeg face to face yi dem jëli départ mbër yi parce que le promoteur mënul accréditer toute la presse en ligne loolu gëm nañu côté aussi lu ñu nangu la bi ma ci discuter ak Kara Modou Kara mi nga xam ne c'est un très grand technicien en informatique ñu échanger ci Kara na ma effectivement mën na nekk tey bu ñu accrédité ñi ñuy accrédité ñun dinañu am à notre disposition benn caméraman boo xam ne ci ñuy accrédité lay bokk muy moom mais tey buy dem day yóbbaale matériel am xam ne ni mu koy joobee xale yi nga xam ne liggéeyoon nañ ci bés yi ba liggéey ci entre mbër yi ba ñëw ba ci buntu stade bi Kara mi dina am lien boo xam ne moom lay liggéey su paree daf koy dugal ci groupe yi ku ci soxla jël làmb ji teg sa logo looy lii koy yomb na parce que ñun aussi on est devenu très nombreux loolu la yàlla dogal àdduna buy dox la mënuñu nekk 400 300 promoteur bëgg tëgg bëgg ñu jox 300 accréditation c'est impossible donc nag kon ñun ñooy organiser wu ci suñu biir xool naka la ñuy liggéeyee noppal suñu bopp mu gañe ci ñu gañe ci loolu mooy dëgg yàlla def ni mbooloo yi bi ñu échanger ku ci nekk déggal nga ma aussi beneen bi ci des président mooy le problème bi engagé li nga xam mooy pay-per-view yi gis nañu ni du le système moo ñuy bëgg a rey mais heure yee ñuy bëgg a rey parce que mënuloo préparer làmb dem ci làmb liggéey ba noppi ñu ne la vidéo bi nga war a dugal kat minuit nga ko war a dugal
te alors que pay-per-view bi defe naa bu làmb ji jeexee paas bi jeex na donc est-ce que tey xale yi liggéey wonte ci làmb ji en tant que ay reporter ak ay site web ñooy leen vidéo yi amu leen droit dugal ko fekk 0 heure jotul à qui profite la situation ñaata sëyee tas ñaata famille ñoo gent donc lii nga def ci ñun bu tuutee ci bëtu ñeneen ñu lu rëy ci ñun la donc wane nga yoon wi wane nga exemple bi duñu ay ennemis mooy boycotté ma Samba wala ma Demba buñ sañoon duñ ko def ndax ñun ci continue la ñuy liggéey mais nag ku ñu nar a rey aussi paccal ñu xaj ñu ñun tamit bu boobaa ñu jéem a xooli leneen te bàyyi la ak loolu démb bi ma koy discuter ak sa waa bureau bi dama leen ni des na tuuti Babacar laa ko doon discuter démb je crois bu fekkee ni làmb ci logique bii la jëm man dama opté ñun site bi ci réew mi yëpp ñu bàyyi làmb ji totalement parce que loolu mooy dëgg mënuloo dem ci open press dem ci ay face to face jëli entraînement mbër jëli ay supporters am ñëw ci làmb ji liggéey ñëw fa 2 heures toog dem sa kër monter ñu ne la 0 heure ngay dugal sa vidéo est-ce que loolu c'est logique wala teg ko ci dëgg man buur ci yoon ak ci dëgg laay dox président en tout cas de par ma voix on vous remercie ñu doxal ba ci kanam gars yi fekkee am na ay membres yoo xamante ne que peut-être am nañ ci leur mot à dire ñu échanger rek ba am bu soobee yàlla xalaat bi gën a. jërëjëf buur dañu bokk Sénégal ngeen am fi njariñ trop yor njaboot di dund ci lii ñu yor ay événement muy contenu kon dañu war a def benn synergie boobu moo ñuy permettre ñu atteindre suñu ay objectifs mu waxaat benn mbir bu am solo man Paf su ma leen ne damay accréditer ay 200 wala 300 sites ça c'est pas possible et je n'y pense même pas. Aujourd'hui dans l'ordre normal des choses li gën a jafe am ngeen ko muy une structuration de vos regroupements. Vous êtes 2 war ngeen mën a toog waxtaan am des mandataires d'une manière sélective ñu seet ci reporters yi tant de structures yi ñu ci war a accréditer au niveau des techniciens tant de structures yi nga xam ni war nañ leen mën a accréditer ñu discuter ci emplacement bi ak installation yi ba doo leen ma jéppi duma leen jéppi man loolu mooy objectifu daje bi te it nous sommes assez matures ki dem ba jël ay millions wala des centaines de mille jënd appareil bi jaral ko bàyyi këram suba ba ngoon di wër mais c'est parce que vous êtes armés de courage d'ingéniosité d'engagement et de volonté pour réussir mais est-ce que cela veut dire que réussir aussi vos objectifs c'est déranger? Non. Donc président dama lay gërëm di la sant ci ndaje mi parce que bi ñu ko waxtaanee rafetlu nga ko trop nga tàllal ma loxo ma tàllal la loxo moo waral daje bi kon léegi affaire bi neex na li may ñaan mooy président Bour man awma lu ma leen di xañ comme ni nga ko waxee à l'entame de vos propos man Sénégal moo ma ñor gis nga réew mi c'est pas pour le plaisir de vos beaux yeux moi je n'ai plus rien à amatuma lu may nan laa ko mën a waxee loo xam ni mën naa ko prouver ci réew mi déedéet du ci sport du ci agriculture du ci jeunesse du ci développement lii benn pàcc la ci suma life xëy na yàlla moo ñu nattu ci lii mais li ma bëgg rek mooy dañuy dem ci bis boo xam ni du bis bu yomb bisu téll la bisu rajax la te it dama bëgg ñu rafetal nekkin wi tey mënoon naa ni dama ci ànd ak ITV ak 2STV rek yam ci je suis assez outillé pour faire ma communication muy ci mbër yi di ci sama ay relation yi ci réseau yi mais dama leen a fekk ci biir ngeen ci mbir mi ngeen di sama ay doomi ndey ñi fekk ma ci biir mbir mi ñu ànd di bokkandoo bis yu samedi dimanche ak lépp lu mën a xew kon il faut que ñu bokk mais nañ leen ko rafetal d'une manière responsable
Je pense que la balle est dans votre camp maintenant. Moi, président, je suis open à une proposition au niveau des accréditations, bien que ce n'est pas le premier point. Nganima El Hadji Pape Abdou, je propose que qui reporter lambi ñu accrédité tant techniciens yi ñu accrédité tant ñu waxtaan ci maag yow ba juboo et vous verserez le contenu de nos conclusions à vos membres. Que personne ne m'appelle individuellement. Je reviens sur mes propos. Que personne ne m'appelle individuellement pour me parler d'accréditation. J'espère que ça, c'est la première décision prise. Le seul interlocuteur que j'aurai en marge de cet événement qui sera organisé le 5 décembre 2021, Inch'Allah Rabbi, le seul interlocuteur que j'aurai avec sur les réseaux sociaux, site web nangam nangam mak yoyu, Bour Gueweul moy suma interlocuteur. Je pèse bien mes mots. Sur les réseaux internet, c'est Bour Gueweul. La ma seq ak ñeneen ñi nga xam ne nag mooy presse écrite di presse bi nga xam ni ñoom laa signé sama ay événement muy ITV ak 2STV loolu suma diggante ak moom la defe naa ni boobu leer na président et j'espère que vous validez ma proposition kon gars yi déggoon nañ ko alhamdulillahi rabbil alamin leneen li may ñaan mooy que ni président ba samedi bii ci mucc je vous prends à témoin yéen ñëpp y a de ces comportements yi nga xam ni bu ñu amee jafe-jafe ci lamb comportement yooyu moo ko waral bi Eumeu Sène dugg see ci lamb ji nan la gaa yi def président ah non da ngay wax ci kaw président njaboot gi la daw topp ko te chaque jour ñu jooy ci loolu mooy benn mbër 200 médias mun ñu ko topp. Voilà, ça crée une désorganisation, ça crée de l'insécurité. Alors, président, loolu aussi dañu ciy xaar nga jouer ci benn rôle sensibilisation ñu respecter consignes yi nga xam ni téye nañu ko fa arrêté nañu ko fa mais boo xoolee Eumeu Sène dafa dugg si rek lu waay doon def ba nga ko di dàq mel ni kuy dàq lapin. Alors, je pense que yooyu ay aléa la ci suñu ay collaboration nañ leen rafetal nekkin wi moo ñuy gën a jox personnalité gis nga li nga xam ni moo lay dundal muy affaire bi nu mu tudd caméra bi di téléphone bi ngay filmer nangam ak nangam boo demee ba toog teg ko toog ci say njaboot nga toog xam ni lii moo doon mooy sa arme pour que nga mën a am indi loo indi sa kër da ngay xool lii ni nga ci nekkee nan la ak naka la. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne sommes pas en classe ni en amphithéâtre pour se donner des leçons. Non. C'est à partir des constats que ci la ñuy évoquer sujet bi yéen ñëpp ñooy nekkandoo chaque samedi chaque dimanche ak jour yeneen événement bu amee mais nañ leen xoolaat mbir mi honorez votre président parce que bu mettee moom ngeen di yónni ci ñun moom la ñuy gis parce qu'on ne peut pas parler à tout le monde c'est pas possible on ne peut pas discuter avec tout le monde c'est pas possible yéen a toog ba mûrir ni vous devrez quand même agir en groupement ou bien en association kon dafay jaadu ñi ngeen jiital ngeen honorer leen nan ngeen leen di honorer seet liy yàq ak liy ternir image am par vos biais de vos actions ngeen moytu ko loolu laa gis te du man rek maa ko gis nañu leen rafetal nekkin wi rafetal ànd bi parce que nekkin bu ñaawee rek ànd day ñaaw
maag yow bu ñu bokkee bool bi nii tey jii nii war a lekk laax nga jekki-jekki comme ni ñu ko doon defee jamono sëlëm kenn wala xam nga def yenn affaires yi mais suba bu ñu pour ñu mën a toogaat day jafe. grosso modo loolu mooy équation wu waa làmb man nag promoteur laa di président wu promoteur yi Fallou mu ngi ñëw Mbaye Yékini mu ngi nii bisu travail la lundi dafa metti pour wan leen rek cër bi ma leen jox bis bi seen président bi ko jàpp bis bi ak waxtu bi kii moo ko jàpp dama ko ne seetal bis bu la arrangé nga wax ma convoqué ci man danaa wut hôtel boo xam ni di nga fa dugg di nga ne ci jàmm doo ñàkk dara du la sonal nga toog ñu waxtaan waaye nag lañ fay jëlee na doon tënku gor. Je vous aime bien ça veut pas dire que je vous laisse tout déedéet dañu fas yéene ànd ci benn événement nañ leen ci ànd bu set incha allahu rabbi loolu daf may dugal ci organisation lamb bi dañuy jël police dañuy jël gendarmerie bien que mosu fa am parce que boo leen seetloo ba ci lamb Fallou Ndiaye bu mujj bi porté nañu préjudice ñi nga xam ni sax ñëwuñu ci lamb ba EDK ba biir ba arène nationale oto mënta circuler ci rek suñu ay bëgg-bëggu bopp ak suñu ay comportement bopp dafa naa ni Babacar bii sax fekk na ma ci embouteillage bi ne ma président affaire bi metti na de ma ni ko xam nga ñun li ñu yor moom yàllaa ñu nattu ñii ñu ngi nuy gërëm mais ñii ñu ngi nuy ñaan yàlla parce que li mu indi moo bari waxuma la nag fu Siteu war a jóge dem làmb waxatuma la ci dara mu ni la damay dox dem làmb ja doxu Siteu caaro yi jëm Pikine loolu àdduna bu tukki la alors dafay jaadu ñun ñu waxtaan ci suñu biir xool quelle est la conduite à tenir neex na trop maa am buzz maa yor noo leen ko tuddee sax affaire bi ngay njëkk a jot am na leen ko tuddee maa yor scope bi maa ko yor nangam mais d'accord mais na rafet mais Siteu ne bëreet kii këf téléphone bi fàtte la ñu waxtaane woon ci hôtel Colonia ba du wàllu gor de président danañu ànd ci arène bi bis bi may def sama visite de sécurité damay ànd ak yow on fera des délimitations pour toutes les structures man nag damay dem ci làmb boo xam ne yombul ci man damay jël sama matuwaay yépp du ma seet lu neex ma sàmba ak lu neex ma paate reetaan beeg caaxaan bi yépp fii la yam de dama leen di wax lu leer danaa ànd ak moom ba ñu définir ne président fii la gars yi war a toog fii la ñu war a defar ba nga ni ma gongo ma ni la lan la laaj nga ni ma lii lay laaj ma jël ko defar ko teg ko ci sa loxo leneen lu ci beneen reporter dugg ça ne m'engage nullement ni de près ni de loin j'espère que loolu mën nañ ko valider salaamaaleykum bu ñu demee ci programme lutteurs yi incha allah fii ak semaine bi di jeex dinaa def une coordination j'ai même les éléments mais il faut que ñu make sure ba lu ñuy wax du am benn mbir boo xam ne dina ko déplacer tuuti danañ leen wax ngeen dem jëli Papa Sow danaa ko wax mu ubbil leen buntam entraînement parce que nag mënul di wuyu reporter bu nekk c'est pas possible je vais organiser benn rencontre spéciale boo xam ni dana leen recevoir ngeen daje ak moom waxtaan ak moom bu leen neexee sax ñu yokk ci boo leen bëggee yendu ak moom affaire bi rafet danañ ko organiser ak Siteu incha allahu rabbi ngeen nekk ak moom bu ñëwee ngeen def li ngeen war a def affaire bi rafet
am na benn dernier face à face boo xam ni danañ ko def ak ñoom aussi bu ñu paree ci loolu li koy tëj triplex lay doon ak ITV 2S Papa Sow day toog këram Siteu toog këram man ma dem ci benn bërëb maak parrain bi walla ak sama ay nit ñu waxtaan ak àdduna loolu mooy ñetti programme yi nga xam ni moom la ñu fas yéene déroulé man sax dama jëloon décision pour wax leen dëgg rek dootuma dajaliti Siteu ak Papa Sow coow li doy na sonn naa ci doy na sëkk man kañ fu mu nii li ñu waxoon rek en route vers le 5 rek. salaamaaleykum. maaleykum salaam na nga def. yow mënoo def loolu. waaw toogal. bu ma dikkee foofu mu yëg ngeen baal naa. gis nañu la. danaa tardé. di nga. kii mooy man maay moom. te saxaar bu jógee gaar day for. bi laab yi tëye moo taxawal Modou Lo Lac de Guiers. bi laab yi tëye moo taxawal Modou Lo Gris Bordeaux. bi laab yi tëye moo taxawal Gouye Gui Siteu. kon boo ñëwaatee nii dañ koy redressé baal ko. daal di jërëjëf xeetu Chérif jërëjëf jërëjëf Alaaji Cheikh waaye sa daanu bi démb terrain metti na démb nee na da doon sport waaye dañu jekki-jekki rek gis cuukeel bi ci suuf. des mooy sécurité bi gënuma leen xam ci réew mi ngeen dëkk dañuy dem ci làmb boo xam ni metti na metti goo xam ni yéen boo leen tëddee yéen a ngi nelaw miñ man nelawatuma da ngeen wax baax moo ñu taxa fas yéene jël lu mu dee 300 policiers 300 gendarmes police ci biir gendarme yi ci biti ak fas yi parce que boo leen xoolee pour tour stade bi ak buntu yi ni ñu ciy duggee parfois coonoy lamb yépp ci entrée yi la ci ñi mënta dugg buur jël otoom yàpp ci ñetti nit ni day dugg buñ dikkee ñu war a contrôler ñooñu ana seen passe noo buur laa àndal maa koy téyel ordinateur bi maa yor jaag bi war a def direct bi yooyu yëpp gaynde nañ leen ko bàyyi teg ko ci suuf ngeen yombal seen bopp liggéey bi mu yomb parce que man Alaaji Abdou wax naa ko bërki démb benn président bu newoon ci làmb ji mu ñëw mu ni ma policiers yi nangam ak nangam ma ni ko promoteur bi bu xasee ba fay alkaati la commissaire ba di décider ak ay nitam man awma ci droit wax ci kon nañ leen yombalante liggéey bi nañu leen bàyyi aussi di paasante badge yi am na fi waa presse bi ñoo xam ne da nga leen di jox badge ba pare ñu wëlbatiku jëlaat badge yi dem ci grillage yi joxe ko wala yóbbante ko nit mu jox ko Cheikh Ndiaye ma ne Cheikh Ndiaye ñëw dugg ci ñëw toog fekk ñun xam nañ lépp dafa fekk ni as gor kenn du ko toroxal waaye nag ci kaw mu gore bu dee dégg ngeen wolof nit mooy sagal boppam nit mooy suturaal boppam mais nga ñëw ne dañ lay jox accréditation ñu jël jox sa président accréditation ñu jox la sa bos nga dem jël ak sa xarit ak yépp parce que seen benn waaye dóor na leen benn kóol nangam ak nangam am kenn koo leen yónni jox ko kooku dem sol ko daal di ñëw amul njëriñ c'est du vol tubaab ko tudde vol wolof di ko tudde sàcc la waaw bu demee nag ci contexte bi ñu liggéey gore di la ak mbaadoo la ak ñàkk kóllëre donc ñu moytu yu sew yooyu sécurité intérieure bi Xaadim Njaay mii ku ko xam-xam ni mook Alaaji Pape Abdou Fall benn kii dama leen di wax sama diggante ak moom du làmb kii yaayam mu ngi ci kër dëgg maa ngi fii ci àdduna moo ma ko dénkoon avant muy làqu ak mon ami mon frère Pape Mayel Diop ñoo tax kii ma jàpp ko lu ma am danaa ko bokk ak moom lu mu am danaa ko bokk ak moom fu mu xewle dina ma gis ci wetam fu ma xewle it fu mu nekk danaa ko woo mu ñëw taxaw sama wet yàlla nag da koo dimbali mu nekk làmb di liggéey digganteem ak askan wi rafet
ba mu am ci nit ñu baax tey mu créer société de sécurité am ñu jox ko aéroport mu yor ay business yu bari moom laa fas yéene jël ci sécurité bi nga xam ne mooy sécurité locale bi incha allahu rabbi nit ku dëggul taalibey xaadim rasul bi bu ñu jàllee ci loolu lamb bi buur wax nga fi lu am solo muy problème mu pay-per-view pay-per-view loo xam ni lu ñu dab la ci lamb daf nu dab force est de reconnaître que dab nañu ñu ngi ciy liggéey mais du parti yépp a ko maîtriser am na lu ci xew évoqué nga ko yàlla xam na ni tey laa koy door a yëg man duma fenal mbindeef buy dox ci suuf parce que kenn yorul suma dépense ah wax nga insha allahu rabbi ñi ñu ko seqal danañu toog ak ñoom waxtaan ba loolu nga xam ni mooy seen préoccupation ñu waxtaane ko mu dañ loolu man Alaaji Abdou Fall bu ma la nee xaw ma làmb keneen mais sama làmb saafaraw sama làmb mënuma leen ni doo leen def direct làmb gi jeex mais man awma droit bloquer seen instrument de travail jusqu'à minuit pourquoi et sur quelle base defuma clause boobu. yow da ngaa suuf démb tey doo ñëw nga ko dugg si làmb kon làmb mën na yóbbu sa kër. man xam naa dina merci. damay dàq saag bi de boo fi waxaatee génn kan la Cheikh Ndiaye. Cheikh boo fi waxaatee génn de kon naa xam ne daan moom. waaw léegi daal yàlla xam na ni ak Cheikh na Cheikh Saad bu léegi laay door a dégg seen problème bi man xam nga dama jege naa làmb sori naa ko jege naa ko sori naa ko mooy maa ngi ci làmb mais dama ne ci yeneen i activité lii nii maa ngi koy door a yëg nii Cheikh na Cheikh Saad bu nag laa lay waxal ki ma ko seqal danaa ci waxtaan ak moom ba du loru te doo leen loru loolu defe naa ni bu ma leen ko waxee war na leen mën a doy du dëgg président man nag loolu laa amoon ci lu may wax entrée yi yomb la ñu def Siteu Papa Sow jaune et vert 3000 francs la rouge bi 5000 francs la rouge annexe bi 10 000 francs VIP bi ñu def ko 25 000 francs donc à travers aussi notre rencontre je tiens à saluer voire même remercier encore mes partenaires xëy na ñenn ñi sax bu ma leen remercier sama bopp laa remercier parce que dama ci bokk muy la banque agricole du Sénégal muy banque boo xam ni damay wax ni développement ak askanu Sénégal la fi nekkal ku nekk war nga fa mën a dem ubbi compte ci mbay mi lay yëngu di accompagner jeunesse bi di jàppale askan wi te mooy seule banque nationale du Sénégal kon damay invité sénégalais yëpp ñu daal di ciy dem man nag dama faa bokk ñoom it ñu am benn solution bu tudd Agricash Agricash moyen la comme yeneen solution yi nga xam ne day permettre ñuy jënd di fay di denc di maye di leble kon dama leen di invité encore ngeen télécharger application Agricash dina leen permettre ngeen mën a jënd seen billet làmb foofu danaa fa taxaw man sama benn billet jaayuñu ko avant làmb billet yëpp dañ koy jaay ci guichet bi donc képp koo xam ni gis nga billet avant làmb PAF production jàppal ni c'est pas un billet valable telle que soit la nature du billet tel que soit le degré de responsabilité de la personne qui vous l'a vendu. Je ne suis engagé ni de près ni de loin dans cette affaire-là. J'en rajoute que, à part la Banque agricole du Sénégal, il y a Jojo Mob,
mën ngeen dem ne ñëpp dem jëndi fa ay meubles la fa jóge yëpp Amérique la jóge waaw dara nekku fa cere bien que cere lu baax la ci réew mi waaw di gërëm aussi hôtel bii ñu dalal hôtel Colonia hôtel bi aussi sénégalais bu am jom bu am fulla bu am fayda moo ko moom te yoru ci it benn c'est un ami Traoré Pathé Baldé suma gars yi jàpp leen foofu la rien n'est impossible waaw gëm rek fi nga tegu ñi fi ñëw ñëpp ñu leen di jox ñuy tabax hôtel gënuñu capable les sénégalais na sénégalais yi gën a gëm seen bopp surtout la jeunesse gëm leen seen bopp affaire bi yéen ñi ñëpp yéen ñi ma wërale caméra yëpp excepté les 2 grandes télévisions boo leen gëmul woon seen bopp boo leen amul woon engagement détermination tey jii nii caméra yi yëpp jël ngeen ko dugal ko ci géej gi parce que li ngeen yor ay millions lay jar dem ngeen ba toog wéet ak seen bopp sangu tëj bunt sangu njaganaayoo sa loxo xam ni lii njariñ la moo tax seule la persévérance paye. Si vous n'étiez pas reconnu, je dis bien si vous n'étiez pas reconnu, vous n'allez pas mériter d'être rencontré. am den président kon wéy bi ngeen jël mooy wéy bu baax bi waaye yor bu baax bi aussi dafay induire que ñu ut benn doxalin bu rafet bu baax boo xam ni day gën a renforcer crédibilité wu structure bi nga xam ni moom ngay gouverner loolu daf ci am solo image dafa am solo xam na am na ñoo xam ne bu ñu génnee fii d'accord tu peux bel et bien être dans une bagnole wala nga ñëw solo ba rafet mais boo waxee gars yi ne cim am na ñoo xam ne mobilette la ñuy yor mais bu ñu rombee ñu ni gor saa ngi nii yàllaa koy def ci nit kon gën leen a yokk la crédibilité de vos institutions les institutions que vous gouvernez parce que institution ngeen yor société ngeen yor moo tax ngeen di am dépense ci kër ga kon rafetal leen seen àndandoo rafetal leen seen nekkin rafetal leen seen teewaay ci ndaje yi ngeen fexe ba bu leen jéppi kenn mais bu leen kenn jéppi looloo waral suñu ndaje bi defe naa ni j'ai été bien compris. Il y a aussi ma sœur directrice générale de ESEF ku xam Khady Diop Sow xam ni moom ESEF entreprise Serigne Fallou nettoyage parcelle la dëkk c'est ma famille dañ ci bokk jigéen la mu ngi def lu rafet lu baax di raxas hôpital yi di raxas jumaa yi def lu baax kon dañuy ñaan yàlla jàppale ko ba ESEF gën a pick up dem ci kaw. faire pour réussir mooy la il faudra s'armer de garantie intellectuelle xam nga ni loolu c'est une réponse boo xam ni élargie garantie intellectuelle moom mooy demal nga jàngi le minimum boo ko amulee doo dem Alaaji Xaadim yegg si ci jàmm. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëriñ Bass Abdou Khadir di sant tamit taalibe Cheikh Sadibou bi toog muy Pape Abdou Fall li muy wax lépp ci moom la ne Pape Abdou Fall ku xam événement yi ma sa tëgg yëpp gis ngeen ma ci wetam ci kuñum bi ma ànd ak moom ndax yàlla moo ñu boole ci sama waajur la woon ba ci Pape Mayel àdduna di dox nag ba ma am benn société bu ñuy wax Touba sécurité et service may liggéey ak Mbaye Sarr Sénégal ci aéroport bu Diass maa ngi koy woo sax mu ñëw dugal loxoom indi sponsor am ci Pape Abdou Fall Pape Abdou Fall lii la xamaa ressemble rek la xam boole ba mu ñëwee ci làmb ba léegi ci le président promoteur am ndax ressemble rek la xamaa bëri na tey ñu bëri ñoo xamante ni fii ay promoteurs yu ma xam du ma tudd seen tur dooleel na leen tey ba ñu am li ñu bëgg billaahi wallaahi barke Seexul Xadim man du ma wax lu ma gëmul chaque année moo may jox xaru Tabaski tey programme man bu ma oowee bu ma oowul yëpp damay ñëw jàpp ci kii c'est mon frère de sang dama ko jàppee comme ku ma bokkal ndey ak baay ku ko wax dara mën nga ko wax ku ko luqi ma luqi la barke Sëriñ Tuubaa Mbàkke
ragal féete day xañe wërsëg te nag ku dëggu la nag billaahi di wax lu mu gëmu barke Serigne Touba Mbacké ba ma ko xamee ba léegi lii mu leen wax moo nekk ci moom kon nag presse ak ñun bëri ak promoteurs yi il faut que ñu nekk benn jàppalante ndax ñu ngi jëm ci événement bu rëy ku ne Siteu Papa Sow xam nga ni yéen a ma gën a xam loolu combat jànq la te ñoom ñaar ku ci nekk da ngaa xiib sa morom ku ci nekk soxla nga sa morom te Siteu dafa bëgg a yéeg Papa Sow dafa bëgg a yéeg Papa Sow jóge ci écurie Fass formé écurie boppam xam nga kooku du ñëw formé écurie boppam rek Siteu daan ko du ko bëgg kon day nekk combat de choc bu doy waar ci ñaari mbëri ñu waroon ko bëri nag mu yàgg lool mu métti ci ñoom métti ci promoteur bi mais kenn déggul ba léegi Pape Abdou Fall fu mu taxawee wax ne lii wala laa wala lii wala état am na promoteur yu fi bëri sànni nañu xeer état wax lu ne mais fi mu toog rek la toog kii bu dul lamb day dem ndax moom yaakaarul lamb am na xam ngeen ci gis ngeen foire bi ay feera gis ngeen ko ak yeneen kon kii dafa ñëw rek pour dimbale lamb nañu waxante dëgg rek fi ne dëgg la yàlla bëgg xolil xaq mu law kaaramu looy wax ci nit ki te du dëgg yow mi koy wax di nga xam ne du dëgg moom mi ngi koy waxal dina xam ne yow du dëgg mais dalay bàyyi ci biir mais wax dëgg moo gën kii dafa ñëw rek pour dimbale lamb Pape Abdou Fall yi muy def ci lamb yëpp pour dimbale lamb la ak jeunesse su lamb tey lii mu leen def nii am na lamb yoo xamante ni yéen ñii du ngeen dugg de xam ngeen li ma leen wax dem leen waaw dem leen mais lii ba lamb soso ba léegi ci Pape Abdou Fall nag laa ko mos a gis kon nag dañuy lancer état dafa war a ñëw dugal ci combat bi loxoom ndax daaw la woon daaw Pape Abdou Fall perte ay publicité yëpp mu toog rek gore waxul dara ànd ak rakam frère am muy Matar Ba waxul dara coow yëgul bal tàkkul lu ne wax nañ ko nag ba yàlla def ñu jàpp ko le 5 décembre yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm ci kàttanu yàlla di wax ni nit ñi nag ku fa ñëw di nga gis sécurité bu doy dama juum sax daaw jéeg la waaw xam nga buñ jàppee ba mu jege ay fan rek lii ñëw mais déggoo ko ba léegi déggoo ko mu ngaan gëm yàlla kii taalibe Cheikh Saad bu la xayaartu Cheikh Saad bi te kii sëtu yonent bi la kon nga xam ni Pape Abdou Fall yow bul tax gaa yi yóbbu ma ci sëriñ Mbaar xam nga Pape kenn mënu la dara barke sëñ Tuubaa Mbàkke ngay dem xam nga moo lay wan ni kon yéen presse ba lamb ji commencé am ay perpétuité léegi maa ngi doo gis ndaje mu mel nii am ngeen daje promoteur mu waxtaan ak yéen kon nag jàpp leen ni Pape Abdou Fall seen Pape Abdou Fall la wax dëgg yàlla te yéen presse bi damay gis ni lu xew ci mbërëg lu mu mënti doon ndax kor dama gis bi papa yi Balla Gaye gaañoo yéen rek laa fa gis billahi yéen rek yàlla lu xew ci mbër yéen a fay njëkk kon yéen ak promoteur benn ngeen war a doon li Pape Abdou Fall wax rek fexe leen ba moom bu mu gaañu yéen bu ngeen gaañu ngeen nekk benn mais am na lamb yoo xamante ni yéen a ma gën a xam bu ngeen yóbboo seen xottu caméra du ngeen dugg da ngeen fii kon daal bi Cheikh Sadio ubbil na leen porte nañ ko ñaanal yàlla defal ko réussir total te damay wax nag état ñii lañ war a jàppale gor yi nekk ci réew mi di dimbale doomu réew mi askan yi di yëkkati sa xaalis di ci def te mënoon defi leneen kii am na métier am na benn métier mais dafa ñëw xam ni làmb daf ci war a dugal loxoom yàlla natt ko ci mu dugal ci loxoom kon Pape Abdou Fall yaa xam li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal mbaax gi muy wax nag ci moom mii la nekk moom moo baax mooy sama mag ku ko xas mën nga xas ku ko luqi mën nga luqi te ku ko luqi ma luqi la barke Serigne Touba dama leen koy seedeel yéen presse bi lépp lu ko nit wax barke Serigne Fallou Mbacké du ko yëg man maa koy jóg fajal ko sama bopp ndax sama mag la sama xarit la te yàlla moo nu boole taalibe Serigne Touba ak taalibe Cheikh Saad bu ñu àndee réussir rek a fay am maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp xam naa ni jamono neexul te metti na si vous voulez bien moi je vais vous offrir des gilets pour la presse yi nga xam ni structure yi nga yor man personnellement je vais m'engager tu vas trouver le contenu de chaque regroupement du dëgg mooy ñaa la wutal benn loowu gilet pour ñaari structure yëpp xam nga loolu li ma ci duggee yëpp mooy pour que ñu gën leen a jox cër mais nag pour ñu jox la cër aide-toi le ciel t'aidera dégg nga wax baax il faut que ngeen respecter seen bopp defar seen taxawaay
crédibiliser seen bopp du dëgg ba ku leen gis jàkkaarloog yéen jox leen cër loolu nag dafa am ay jalon informel bi war na jeex mën nañ ko def ci ndaje yu mel nii parce que ça ce sont des rencontres privées vous êtes invités mais quand vous allez en public en tant que presse il y a le minimum du dëgg président je pense que PAF Production dina la offrir 2 lots de gilets que nga garder ko événement yi bu amee yaay dem nga sélectionner ni ñi ñoo war a dem nga jox leen ko après il y aura le chargé de logistique qui va récupérer après pour que la prochaine fois vous redonnez à d'autres. C'est l'objectif visé, c'est vous protéger d'abord, vous conforter dans votre rôle du dëgg gën leen a jàppale mais itam ngeen gën a jëmmal seen bopp man daal loolu laa leen di ñaan. en tout cas on vous remercie. defe naa ni li ci des mooy gërëm la sant la. ñëw la ñu parce que idée bi ci yow la jóge yaa choisir ndaje bi choisir heure bi manil ak bis bi man ma wutal la fu ñu daje bien que ñenn ñi sax ñu ngi may sànni xeer naan ma kër yëpp yaa ko xam mais yenn grand yi ñoom ay xeer lañu yor mais man xam nga xeer a ma jig parce que man dama ci dund man déggoo ma de man bu ma xëyee te coowuñu ma waxuñu ma du baax ci yow. du dox dégg nga wax baax mais nag yàlla nay doon li baax déggoo ma de ah c'est-à-dire que coow bi du doon coow bu ñàkk fayda du dëgg nañ leen fexe rek di gën di am ay performance di gën di positif woowuñu leen fii parce que dañu leen ñëw fii pour xeeb ñii wala pour wax nangam ak nangam dañ leen woow pour ngeen xam ne rek ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay lii mësul am ci làmb tey lay door a am dañ ko waxtaane ak kuréel gi nga xam ne yéen a ko fi teg muy président Bour ak ñii ne ci ñoom Fadel ak soxna pël bu rafet yow Awa Sow ak yi daal yi donc biñ ko waxtaanee ñu ni nañ leen daje ñu waxtaan bu boobaa kenn du ñu yëgu leen man nag ci sama yu sew ak sama enquête moo tax ma defar benn liste pour xam ñan laa doon waxtaanal bu ëllëgee lu ci mën a am ma mën a am repérage comme ni ngeen di defee repérage yéen itam dégg ngeen ñu ngi leen di gërëm di leen baalu àq di leen baal àq yàlla na yàlla dolli jàmm lii ñu namm ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin dafa naa ni Mbaye Yékini doo am looy sànni ci promoteur yi day sànni tuuti Mbaye Yékini day sànni tuuti ci promoteur yi non non may ñu tuuti dee xaaral Mbaye non Mbaye may leen ko grand may leen ko bu leen débranché def leen ndànk respect bi ñu doon wax nañ leen ko continuer waaw a'uuzu billaahi mina sheytaani rajiim. may leen ko gars yi may leen ñu ci ginnaaw waaye ngeen baal. bismillaahi rahmaani rahiim Pape Abdou ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant. jërëjëf. du nuyu képp ku fi teew muy journaliste yi ñoom ñëpp ñu ngi lay ñu nuyu seen tur ak seen sant yaakaar naa Pape Abdou li nga def macha allah lu rafet la te gu leet nga yàgg koo def rawatina nga jiital buur mi nga xamante ni macha allah foo ko woo fu ne mu bàyyi léppam ñëw teewal la kon duñ def leen gërëm ak journaliste bi mais en fait dafa am kàddu yu bari kàddu yoo xamante ni tuuti la dama ko siy sànni rek def naa lii si côté journaliste yi may leen ñu tuuti waaye ñu yeggale rek ah. parce que li tax yombul nit ki ñëw woo la pour ngeen organiser wu parce que signalé nga sànq lu am solo dafa rafetul journaliste ñëw mbër ni bërëb ñëpp topp si di dem menn supporter bi nga xamante ni mbërëma daan ñu topp ko def naa loolu ñu bàyyi si xel rawatina gilet yi nga leen proposé am na solo mais de toute façon tamit ba si tuus bi lu am solo la ngeen bàyyi si xel tuus bi yéen ngeen organiser wu seen bopp Pa Sow Siteu du lu yomb loolu ku ne xam na ko mais tuus bi si boppam camar bi ñëw xam nga ñëw taxaw si kanamu tëggkat bi yëpp ak déranger ko war ñu leen wax en fait fi ngeen taxawee loolu moom tamit ngeen bàyyi ko xel loolu daal lañ la ñuy ñaan beneen bi nag mooy ñu ngi lay gërëm bu baax a baax
ndax Siteu ak Papa Sow ku ko gis ku ne xam ni combat bu am public la di ñaan yàlla suñu borom ñu dugg si bisimillahi rahmaani rahim yàlla may ñu suñu génn si alhamdulilahi rabbil alamin côté organisation tamit lu may wax dafa am point bu am solo du ma tudd nag bisu làmb ji parce que amul sens mbër yi ñoom tamit li nga def si presse bi ñoom it war nañ ko def si ñoom c'est parce que dafa rafetul bàq bi ñu wàcc si tur di bàqu ñëw di dóorante yooyu amul sens dafa amul sens nit ki mën nga tëkku te ay loxo du jóg dañu waxante dëgg ñëpp tamit si suuf loolu suñu bopp incha allah bu soobee suñu borom dinañ si taxaw jël suñu matuwaay ba loolu yëpp nga xamante ni càmbar du am parce que da ngay gis benn mbër boo xamante ne ànd naa ci 7 personnes 6 personnes 5 personnes ñëw di tëkku ñu nga ànd sa ginnaaw ñëw di dóor ak di yoxo si yooyu dafa rafetul yooyu dafa war a dañ fii si làmb ji wasalaam maa ngi jégalu nag bu baax a baax. jërëjëf Mbaye waaw gars yi léegi comme ni ñu ko waxee waaw wax na question bu am importance mooy bàkku bi tëkkante bi ak yu mel noonu man mii di wax ak yéen rek bërki démb làmb fàllu am na ci benn mbër boo xam ni mbër bu siiw ñi mu àndal ñu ngi koy ruux ci sa kanam yow man maa mujj wàcc yére yi ma soloon dafa dem ba mel ni dañ ma sang ma ni ko maa wéet ak moom xëcc ko ci kanamu kii ne ko gis nga ñii di la ruux bu lay CNG di woo di la aj doo amati dépense ñii seen kër la ñuy tëdd dem liggéey gis nga dama ko wax laajal kii dafa xool ba ci yàgg jékki-jékki ne lay daw yéeg daw ànd ak gaay parce que man xawma lan la kon nag gars yi na rafet yàlla na yàlla dolli jàmm lii nga xam ne namm nañu ko ngeen jàpp ci dafa am benn veille bu ñuy def veille bi mooy comme yàlla dafa def dañ fas yéene collaborer dañu bëgg ngeen jàpp ci promotion bi am na benn bannière bu ñuy génnee pour que ngeen dugal ko intro avant ñun nag am na ñu ñuy defal veille 6 personnes lañ lëz ma la xam na ci dara ku ñu jàppale ñu jàppale la ku ñu jàppalewul nag kii bis bu ma defalee liste ñi nga xam ni dañu war a jox accréditation dinaa ko ni ñii jàppalewuñ wax day leer bëgguma ngeen jéppi ma bëgguma leen a jéppi mais bannière bi dañ koy def intro pour annoncer Siteu Papa Sow parce que nag sonaluñu leen ci benn yoon demuñu ci kër kenn nee la kat saa yi la nga ci jot a liggéey jox lu ci njëgu suukar ak warga waaye nag war ngeen ñu mën a jàppale ci promotion bi parce que ñu ngi leen di ubbil suñu ay bunt ñu ngi ciy jàpp. danañ ci jàpp bu soobee yàlla. yàlla yàlla jàppale ñu. yëpp yaa ngi ko doxal. yàlla defal ñu ndam ñun ñëpp. léegi yéen ñi nga xam ni yéen ñi ngeen ñëw madame Léonide na leen delloo seen transport yàlla dolli jàmm. fii ñun ñooy yéen yi ñun. àdduna amul solo lii lépp ay nettali lay mujj mais nag dans le respect mutuel rek loolu daal laa leen di ñaan wasalaam